asalaamaaleykum mbokki xarit ñi si daan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu toog nag tey am invité spécial muy Aly Nguer Faye nekk responsable ci parti Rewmi dëkk fii ci zone bu DVF. ñu war a waxtaanee li nga xamante ne rek moom mooy xew-xew ak situation politique fii ci biir Thiès. Aly ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokki xarit ñi si daan Thiès Info ak Thiès TV. asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nga xamante ni ñooy suivre Thiès Info. Omar nga may ñu tout d'abord ñu jaar suñu nuyoo fañ ko daan jaar. ci suñu xalifa bu tedd bi Alaaji Muniru Njegen parce que Thiès moom la ñu am nga may ma aussi ma profité ci occasion bi di jaalewaat ki ñu bokk umma islamique bi yëpp muy Serigne Abdoul Aziz Al Amin di ko ñaanal yàlla na suufu teewoon oyof ci kawam li mu séntu woon ci dëkk bi muy jàmm yàlla na ko yàlla def di jaal aussi umma islamique bi yëpp di nuyu képp kuy Thiès waa di leen baalu àq te di leen baal àq ci événement yi ñu jógee yëpp tey occasion la depuis presque 1 an ngi nii waxuma ci benn média dama toog rek. alors Aly da ngaa toog rek waxuloo ci benn média mais Aly parti Rewmi yéen ay ndaw yi nga xam ne ngeen ko ŋànk yàggoon ngeen toog ne dina am ñu bëri dinañ dem parce que yéen da ngeen gis ni Idrissa li ngeen gis ci Idi suba ànd bi ngeen war a ànd mooy da ngeen koy ànd ak moom ba yóbbu ko ca palais de la république tey ñu gis ni am na départ yu bëri bu ci mel ni bu Thierno Bocoum nekk na loo xamante ne ñëpp a ngi génn di ci àddu ak tamit bu Samba Thioub bu nekk permanencier ñu ngi dégg ñeneen ñoom Youssou Hassane ak ñeneen ñoo xam ne ñeneen dañoo nekkoon ci Idrissa waaye daal dañuy toog gérer seen i activité ñenn ñi ne ñoom dañuy génn li ni mel tey ban jàngat ngeen ci am. d'abord sant ci yàlla bu wér njëkkee ci comme bi nga njëkkee le cas de notre ex-frère Thierno Bocoum je pense que ni Thiès Info mën na ma jël mën naa leen jël comme témoin le 19 septembre 2016 la alerté woon président Idrissa Seck par une lettre ouverte ne ko Thierno mii gëmula boppam lay jaay parce que kuy jaay marchandise naan su dul man du jar la ngay jaay amul valeur yow yaa am valeur Thierno mësta gëm président Idrissa li mu bëggoon am na ko mooy promotion jaar-jaaram duñ ci ñëw aussi di wax ni sama frère la on a de très bonnes relations ba fii may waxee ak yow dañuy wootante dañuy déggante mais li ma mës a jàpp ci moom mooy gëmul président Idrissa feu bàcc gajaga yàlla na ko yàlla xare àjjana dañu mës a dem Touba en délégation màggal ñi ngi daloon résidence Xaadimu Rasul muy kër sëñ Touba gi ñuy wax ñu toog di waxtaan ma naan ko ñi gëm Idrissa di lim ba tudd Thierno ne ko comme jeunes yi ñun ni ñuy ñëwee en apport mu ne ma bala ngeen a gëm xam ñi gëm Idrissa ñu dem ba Idrissa war a joxe ay cër xañ leen ko jox ko seeni morom su boobaa ñu xool ba xam da ngeen toog wala cëral leen fi indi muy ñetti façon politicien bi am ki lay topp ngir gëm la yow ki la topp pour am promotion ak ki la topp ngir am alal Thierno dafa toppoon Idrissa pour mën a gérer benn carrière politique tey nag yàlla def na atteindre na la mu bëggoon ci xam xalaatam mais sénégalais yëpp jéppi nañ ko li ma ci jàpp mooy ouf de soulagement la pour la jeunesse de Rewmi depuis 10 juin 2010 lañ ko installé Ngor Jaaraama mësta woote réunion de la jeunesse nationale donc kon tey kooku su bàyyee parti bi lan la c'est un plus pour le parti parce que facteur bloquant la woon Thierno Bocoum demam facteur bloquant te li tax mu dem ñëpp xam nañ ko mooy dañ ko jënd comme ni fa ñuy jaar ak ay moromam mais man lenn rek moo ma ci bett mooy Abdoul Mbaw ak Mahmoud Saleh ñi nga xamante ni ñoom ñoo décroché Thierno pour man Thierno suñ koy décroché ñu ko jar dañ koy def mais quelqu'un boo xam mës a gagné bureau de vote am mais tey mais Thierno Bocoum ñëpp dañ naan dafa xarañ nekkoon na ci législature bi weesu assemblée nationale bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a fës ci wàllu liggéey bi nga xamante ne toogaloon ko askan wi foofu ci wàllu ñaxtu yi ak tamit gën a delloo si waat di nga xamante ne rek moom mooy bëgg-bëgg askan wi ci assemblée nationale. loolu dëgg la aussi ñun duñu fakk jëf deuxième législature bi ñu génn Thierno man dama jàpp ni il était le meilleur député loolu ñëpp dañ ko xam mais lu tax loolu c'est à l'image du président Idrissa noonu la doon doxee parce que suñu parti moo ni demee fu ñu dem dañuy feeñ mais nañ ko seetaan ak diir ba xam na mu meloon dana ko mel. mais yéen a ngi wax ni Thierno Bocoum nañ ko démarché xëcc ko dugal ko ci APR te moom nee na dafa rek def ab taxaw néggandiku ci wàllu activité politique. waaw xam nga li gën a bon ci àdduna mooy nit ku dul assumer responsabilité tey soo bàyyee président Idrissa 2010 bi mu lay installé ñun dañoo taxawoon opposé na ko doo ko installé Kama la doon wax fa bàcc gajaga yàlla na ko yàlla xare àjjana ñoom ñoo defoon médiation ñun dañoo ngemboon ay nit ku ci mel ni Ousseynou Gueye ñu ngemboon leen ne la ñun Idrissa kii mu ñuy indil xamuñu ko lu tax mu président war koo parachuter ci suñu kaw
du dara loo xamante ni ëppalee nañu ko wala vécu politique bu mu am te amuñu ko ñu ñaan ñu maye keroog looloo ko def Ngor Jaaraam mu nekk responsable. te yéen bokk ngeen ci ndaw yu gën a xarañ dugg kaso xeex pour réew mi gën a taxaw gën a samp ci biir Thiès. waaw loolu duñ ko ndamoo suba su ko laajee dañ koy def ñun dugguñu ci politique pour am nombre tànk dugguñu ci politique pour am tour dañoo dugg ci politique pour fal président Idrissa te incha allah tant que faluñu ko fu mu taxaw dañ ñu fa gis mais duñ ko dar dañ koy darle. mais Ali départ yi metti na parce que gis nañ ñu bëri ñu ngi waaj a dem tey fii ci biir Thiès suñu xoolee commune Est tey départ yi am na ñoo xamante ne da ngeen àndoon ñu nekk ay wéy politique ngeen nekkoon ci parti bi nekk ay ndaw tey ñu dem xëy na ànd ak APR di xëy di wàcc te yore teraanga yéen ngeen nekkoon ay ndaw nekk ak ñoom bokk ak ñoom yéen même quartier yi même secteur yi mais naka ngeen di dundee situation boobu. waaw xam nga loolu dañ ciy santaat yàlla bu wér mais ñooñu seen cas ak kaaw ñoom Thierno bokkul c'est diamétralement opposé ñooñu parti bi mosu leen defar teraanga. maanaam dañu xëroon ci parti bi rek nekk ci. dañoo bëggoon président Idrissa engagé woon dem am yaakaar bu ñu amoon ci ñi fi président Idrissa Seck teg xam nga politique nag lu ñu mën a wax politique njariñ tey maire yi ñu fi teg suñu recruté woon ñooñu ngay wax du ñu dem. suñu leen joxoon place bi ñu leen waroon jox amaana ñooñ danañ xool ni fii kat mais féete wuñu leen woon fenn pour man looloo taxoon ndaw yooyu dem. maanaam mairie yi nan ngay déggee ci mairie am ngeen ñetti maire commune Thiès Nord Est Ouest ak tamit commune bu kii mairie ville. waaw. nan ngay déggee recrutement yi. recrutement yi wax ma benn jeune responsable réew mi bu ci nekk bu ci bokk. mais Alioune bokk ngeen ci kii di liggéey di dem di ñëw nekk ci biir circuit bi. ci système bi ñun bokkoon nañu ci nga wax lan moo ñu ci génne. waaw loolu laa lay laaj loolu la nga bëgg a laaj lan moo leen génne ci système bi. le maire Talla Sylla mi nga xamante ni ñëpp xam nañ président Idrissa moo tax mu nekk maire ñuy ànd ba jëmmi jamono mu jël beneen tànk ne day laaj moom pour nekk député te du ànd ak président Idrissa ma jug ne ko lii wor la ndax tey soo toogee ci place bi Idrissa moo tax looloo ma jëlee maire ville jëlee fa kuñ naan Ahmed Mbaye ba ñu taxal arrêté ba tey ji dañuy chômer waa ana maire yi ñuy wax tey su dul woon dañoo am conviction ne lii ñuy dem utuñu ci nomba tànk utuñu ci dara xaaruñu ci dara wax nga ko léegi tëdd nañ ci kaso kenn tëddu ci kaso ci ñoom marche yi nga déggoon am manko bi ku ko taxawal ñun la ñun ndaw ñi ñooy xeex ñooy def lépp mais su cër jotee ñañ koy jox duñ ko jox ñu ko yelloo seeni jabar seeni doom seeni xajak maanaam dañoo bëgg ab ku leen di jaamu ñun duñ seen jaam. loolu yan maire la maire seen maire yi Lamine Diallo moo fi ne ak Aliou Sow ak Pape Diop. dang ni ma maire réew mi. waaw fii 4 maire la am. man liggéeyuma ci benn maire. protégé wu ma kenn xaw dama ne li am la ñu wax. boobu ba léegi maanaam da ngeen bëgg ne kon yow da nga suñu déggee sa wax mooy maire yi dañoo banque seen loxo ci seen situation yéen. non ci suñu situation bankuñu ci seen loxo dañ ñu koo yéene. ki ray nit ak kiñ ne diw dee na nga ne ñaw yéen a yem atte raykatu nit nga lii ñu dal ñoom dañ ñu koo yéene parce que damaa jàpp ni gëmuñu président Idrissa soo gëmee président Idrissa njabootam da nga koy fonk ñun njabootu président Idrissa lañ suba même situation yi su amee ñun ñu taxawaat jëlaat position ci Talla Sylla ne ko lii nga def lii ak lii képp ku dal ci kaw Idrissa président Idrissa man Aly Nguer dinaa dal sa kaw te gëm naa ne Mohamed ak ñeneen danañ dal sa kaw parce que ñoom président Idrissa lañ jëm parti bi ñu nekk parti réew mi la ñu nekk ay responsable jeunes dañuy assumer suñu ay responsabilité luñ ci fekk ñu jël loolu moo am. alors très bien Ali dañuy ñëw ci situation politique bi tey parti réew mi dem na élection législative fii ci biir Thiès maanaam ci li nga xam ne coalition Manko Taxawu Sénégal donte ni tey gagné ngeen maire yi tey situation bi ñu bëri ñu doon wax juboo dina am parce que diggante maire yi jàpp nañ ni acte 3 ba mu ñëwee taxawal li nga xamante ne rek moom mooy wàllu mutualisation ville moo war a mutualiser bu ko defee ñu ànd doo gouverner jàppale askanu Thiès dem kanam juboo yooyu jàmmoo yooyu yéen fan ngeen ci toll. juboo envers qui et qui je profite pour l'occasion pour féliciter mon frère monsieur le maire Mamadou Lamine Sankaré bu def benn sortie assumer ses responsabilités envers le maire Talla Sylla tey juboo boobu ngay wax juboo dil la du juboo pour juboo ku mbéj sa baay nga juboo ak moom da ngaa dóor sa baay yow tey mënuñu juboo sans président Idrissa ak Talla
suñu sañoon nag jàmm am ci Thiès ñu liggéey intérêt Thiès su dee nag dañoo juboo pour intérêt Thiès ñun duñ leen ko tere ñun nag suñu wax day leer nëbbatuñu kuy nëbbatu doo wax ci télé président Idrissa lu ko fal moo ñu ñor lépp lu koy yàqal danañ ci opposé te dañoo gis ni ñii dañuy yàqal président Idrissa ndax le maire Talla Sylla fi mu jaar ak président Idrissa ci jamono jii ñu weesu ñëpp dégg ko mu taxaw jël position dem ñun ñu taxaw jël position assumé ko campagne bi jeex ñu ne ah législative yi jeex na lu ñu jëm ñu ne présidentielle 2019 rafet na ñu ne nañ ñëpp ànd waaye nag ku xuloo ci penc ngay juboo li ñuy def dil la du juboo dil la ci ndoddu Ceesuwaay mais ñun du ñu seetaan kenn di saax-saaxee Cees parce que Ceesuwaay bi ñuy fal nag président Idrissa moo tax ñu fal ko moom nag peut-être moo tànn comme ñun suñu parti dañoo am benn démocratie dem ay primaire ñi ñu fal leen ku ci mel ne Alioune Sow kenn falu ko président Idrissa moo ko fal ku ci mel ne Talla Sylla kenn falu ko président Idrissa moo ko fal donc du ñu seetaan kenn di yàq image yu président Idrissa di profité ci occasion bi di baalu àq aussi commerçant yi nga xamante ni président Idrissa dafa jëloon engagement ne leen foire du fi am te ñu gis le maire Alioune Sow def fi foire Idrissa ñaawlu ko naqarlu ko donc ñun loolu moo ñu metti li ñuy def président Idrissa te kenn du ko wax. mais ñoom kon Ali bu ñuy wax président Idrissa moom moo leen fi teg mais dafa mel ni tey daf leen teg mais contrôle leen yombul. non président Idrissa su doon contrôle Thierno du dem su la dénkee dalay bàyyi lam la dénk parce que nag loolu mooy yëfi nit ki soo ko joxee cëram bàyyi ko mu doxal ko waaye lañ leen jox du seeni yëfu Cees la loolu mooy erreur bi. ñoom dañoo jàpp ne li ñu leen jox ñoo ko moom xamuñu ne Ceesuwaay yi la leen président Idrissa dénk ne leen gox gu ci nekk yow yaa ko war a jiite te ëllëg yow man xam dañ leen di laaj noo jiite mais ñu nit dañ leen di laaj nan lañ leen jiite woon moo tax ñuy taxaw à chaque fois ñu sentir danger di ñëw ci Ceesuwaay ñu taxaw kar ko suy dal suñu kaw kaso fekk ñu ci wala lu ci mënti nekk. Idrissa ñun dañ ko gëm te dañ koy yóbbu palais incha allah li nga doon wax Thierno Bocoum ñii Thierno leen tane. parce que Thierno am na courage yu dem mais ki ko yor te liggéeyul moo ki dem ñoo yem. mais maire yi mais Ali yow li ngay wax nii mais maire yi Lamine Diallo Aliou Sow Pape Diop mais dañoo liggéey parce que élection législative bi ñu génn gis nañu résultat bi nga xam ne am ngeen ko fi te ñu bëri ñu ngi koy sukkandiku ci ay réalisation taxaw nañ ne maire yi ku ci nekk yaa ngi xeex pour jëm suqali gox ba nga nekk. non Omar qui traduit trahit waxuma ci seen gestion maire yi dugguma ci loolu. ci li ñu réalisé dugguma ci dama ni taxawuluñu Idrissa nañ ko war a taxawalee wax ma benn jeune responsable Idrissa bu maire yi satisfaire au moment où des jeunes de l'APR gagnent des marchés au moment où les jeunes de l'APR ku soxla maire dem yow soo ko soxlaa doo ko gis parce que ñoom ñoo jege ministre yi ñu am ci ñoom intérêt yooyu lañ ne day jeex bis ni ki tey à Thiès. moo tax ma ne la Thierno dem na mais Thierno yi des yor nguur téye ko toog di jël ko yetu xeexukaay ne sama commune kenn du ma opposé ne fii dara loolu moo fi jeex président Idrissa ñun danañ ko dimbali parce que askanu Thiès moom la ñu wóolu beneen bi voté lu ñu Idrissa parce que maire yi de Thiès waaye dañoo voté Idrissa parce que dañoo fidèle envers lui xool li mu fi def xam ne wax du sakk jëf mukk jëf rek ay sàkk jëf Idrissa li mu fi def Thiès kenn defagu ko Idrissa la nit ñi voté amul benn maire bu nit ñi voté te su dul woon li mu wàcc ci terrain bi làmbaay ñaaw ñun la ñu mënatuñ ko wax nga ko sànq fii lañ nekkoon ci koñ bi nekk fi responsable ànd ak ay nit sa Habib Niang tey Siré Dia da koo jël Saagay Seck Siré Dia da koo jël waaye njariñ loolu Siré Dia amal Macky Sall ñoom mënuñu ko amal Idrissa biir Thiès te ñu am pouvoir local Thiès Est Thiès Ouest Thiès Nord ville le département. yëpp nekk seen doon. lépp nekk ci suñu loxo ñu contrôler Thiès responsable bu mel ne Ahmed Mbaye nekk jeune dynamique xeex jot mu xeexal président Idrissa jël ñuy saaga Idrissa mu taxaw saaga ñuy saaga Idrissa défendre ko ci bilan Talla Sylla dagg contrat mu jeex mu ne ko du ma la renouveler ndax yow noppi woo ma nga ouest tëdd di nelaw kenn jëlu ko nga may wax gëm nañu Idrissa soo gëmee Idrissa da ngay fonk njabootu Idrissa.
alors lan mooy doon seen taxawaay fii ak présidentielle 2019 yi bu ñu gisee ni yéen seen bëgg-bëgg mooy yóbbu président Idriss Palais. tout d'abord mooy askanu Thiès ànd ak ñoom ci dëgg mooy li leen naqari ñu dindi ko président Idrissa li ko war mi ngi koy def mais damay laaj suñu parti kañ la Idrissa di am Idrissa ni mu fonke woon Ablaye Wade ba fal ko ñu am ko ku ko def ci wetam ñun ndaw ñu ñoo taxaw. mais ñoom Jatara ñu ngi fii ñoom Yankhoba Diattara gis nañ leen seen taxawaay. dama ko boole ci loo bi may wax nii lépp bi may wax ak yow nii. parce que moo nekk président conseil départemental moo nekk premier adjoint. li may wax am na ci part de responsabilité. tey jeunes yi nekk ci parti bi ñu waroon leen dooleel pour seen koñ ñu am fa siggi fa ñoom ñoo leen sëggal malgré tout nag ñoom ñëpp wane nañ seen fidélité comme ni nga ko waxee ànd ci wetu président. mais kon ànd bi yëpp intérêt la. parce que bu dee dañuy xool ni ay intérêt particulier loolu day mel ni ànd bi du ànd bu sincère. non man li ma ci jàpp tey jii bi ma déggee jubóo bi ci ñetti maire yi ak Talla Sylla dama ne du ànd bu sincère. parce que mënuñu jël position ñun envers le maire Talla Sylla taxaw ne ko tu as été déloyal envers Idrissa liñ ciy fekk ñu ci ñoom ñuy ànd di jubóo te woote ñu réunion te ba ñuy xeex ak moom nag dañ doon woote réunion. maanaam dañ leen daan monter yéen quoi. non ñun kenn mësuñoo monter. man Aly Nguer fii laay waxee nit amul fitu ne ma waxal lii. mais dañ leen daan woo réunion di leen sensibiliser. non xam nga rey parti il faut que ñuy toog di waxtaan. cas su musaan am dañuy toog waxtaan ci. je me rappelle très bien xeex bi maa ko déclenché ci Talla yéen ñëpp gis ngeen ko maa wax ci média yi ba ñuy def bëgg a tuddee fa Ngiraan Njaay saal ba jugewul ci kenn man mi maa ci opposé wax leen ko ñu opposé ci parce que jàpp naa ni la fa Ngiraan Njaay ëpp na ci saal Thiès avenue yi ci nekk war nañ ko cee tudd ba yàlla may ñu ci ndam mais suñuy juboo parce que am nañ intérêt du ñu woo kenn. maanaam xeex bi yéen a ko xeex waaye daal li ci ruus ci ñoom la jëm. du woon sax xeex défendre cause bu noble la woon muy intérêt Thiès parce que ku la dénk teraanga ngay xeex ak moom nag amul fenn dañoo jàppoon ne le maire Talla Sylla li mu yor Idrissa moo ko jox kon warta opposé Idrissa te dafa ñëwoon bokk ci suñu parti et je lance un appel au maire Talla Sylla moo waxoon lii may wax le maire dama bëgg nga seetaan ko sama ànd ak Idrissa bala ngeen koo xam 2019 jot bëggul député président la bëgg dinaa ko fal ñu ngi koy tàllal loxo mu ñëw ñu ànd liggéey parce que nag président Idrissa soxla na ñëpp ñu ànd liggéey mais liñ ciy ñaawlu mooy nañ ko defee am na ci ay maires yoo xam kër Sele Touré lañ koy fekk parce que lan dañoo am problème visa nañu bàyyi yooyu te gëm président Idrissa wàcc ci askan wi Thiès suñ ko gañee 60% dañuy dem deuxième tour ñoo yor département wu Thiès lu tax mënuñu koo gañe président conseil départemental du président Idrissa na def li ñu war a def ci département bi ku ci nekk def sa commune li nga war a def on va gagner le département à 60% ñu dem deuxième tour mais du moment où nee nañ kan la ñuy tëkkaleeg Idrissa Siré Dia mën nañ ko tey ñoom ñoo may bunti parce que koo xamante ni milim la ci mu jël la nañu waxante dëgg bu kenn soxor mi ngi jël jeune Thiès ñuy liggéey waaye njariñ loolu mu amal Thiès ñoom mënuñu ko amal Thiès. te ñu nekk ay maire kii président kii vice président conseil départemental. lii mooy suñu cri du cœur. maanaam yow li ngay wax mooy ñoom dañu am tey kattan pouvoir pour jàpp ci. pour fal Idrissa. président 2019 suñ ko bëggee. da nga gis ne ñoo banque seen loxo. non loolu laa seen i intérêt. loolu laa jàpp. te loolu laa gis tey dañu newul ci jugement de valeur te bii alerte la su ma nee alerte ñëpp xam nañ ma ba ma alerté ci kaawu Thierno Bocoum fu mu mujj. ba may wax Talla Sylla yow gëmoo ma def nañu émission nga dagg ko ndax sax am na lu ñu liyee nga ne ma lii kenn du ko génne parce que booba la may wax dama ko xam te man su may wax damay wax te yàlla tax parce que yaakaaruma ci poosu kenn joxee lu ma dépense sama kër donc li ñu war a def ñun waa kër Idrissa mooy ñu ànd gëm Idrissa liggéey. voilà très bien émission bi jeex na lan mooy doon kàddu yu mujj yi. waaw kàddu gu mujj mooy foo jox ñee ñenn am ñoo fa seppi mënuma wax ba jeexal te tey duma wax ku ci mel ni maman Khady Gueye madame Koti Koti Khady Gueye Koti Koti mooy borom Koti Koti li muy defal Idrissa Thiès te bëggul ku ko tudd fu mu dégg ñi ci nit Idrissa mi ngi ci jafe-jafe mi ngi koy taxaw ku ci mel ni maam Thierno Diouf nekk ba Dakar ñooñu di gëstu njabootu Idrissa ci fépp loolu lañ doon xaar ci meeru Thiès yi beneen bi mooy di lancer appel jeunesse Sénégal gépp
nañ ñu xaar danañ gis lu raw Thierno Bocoum incha allah février laa leen jox rendez-vous danañ def congrès bu mag ca Dakar du parti mu doon congrès de la jeunesse lu mës a am ci parti bi parce que moom moo nekkoon facteur bloquant wu parti bi ci jeunesse bi. maanaam Thierno Bocoum moo bloqué woon parti bi. non moo bloqué woon jeunesse bi. jeunesse bi parce que bañ ko installé 2010 ba léegi amatul benn ndaje boo xam ne woote na ko rek ci turu kuréel boobu. damaa jàkkaarloog moom ni réunion ne ko Thierno Bocoum député macha allah. Thierno Bocoum chargé de la communication su waxee da ngay am envie jël sa photo def ko boole kook moom jour boobu changer profil Facebook ndax fier bi nga fier ci Thierno ni muy défendre parti bi ca yooyee jamono. ma ne ko Thierno Bocoum responsable jeune zéro depuis 2010 biñ la installé ba léegi man Omar yéen xam ngeen ma du ma wax ci bakken lu may wax dama koy gëm président Idrissa maa jël engagement boobu tey moom laay tëjee sama kàddu mooy man ak moom pikk ak peel. tant que mi ngi nekk ci opposition bi maa ngi ànd ak moom ba keroog muy nekk pouvoir. mbokk yi ak xarit yi ñu doon déglu suñu émission politique ñu doon dalal Aly Nguer Faye mu nekk nag kenn ci ndaw parti Rewmi yi nga xam ne ils sont fidèles à Idriss Seck ñu doon def rek ab toogaay seetlu ci situation politique fii ci biir Thiès tamit ak départ Thierno Bocoum ak tamit jubóo bi nga xamante ne nekk na jubóo boo xam ne moom nee na jubóo bi daal li ko laal lu ne intérêt la rek bu jëm ci seen poste maanaam ci wàllu suufu Thiès.